fanweeru simili toftalu si juróom-ñaari waxtu mbokk yi xarit yi ñi seetaan bisimila ci xabaaru marax gi. rapport bu police 2021 li ñu ca seetlu ñu ne criminalité bi maanaam faat bakkan yi rawatina délinquance gi police ne ci atum 2021 téeméer boo jël wàññeeku na ñaar yu toftal naka noonu itam lu jëm ci wàllu jëfandikoo drogue ci réew mi ci atum 2021 police ne mbir mi dafa gën a yokk rawatina lii di tuxum yamba bi. hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Malick ca Tivaouane ba léegi loxo ya dañ ko banque service yëpp daanaka ñu ne ko ràpp agent de santé yi ñoo soobu ci ab grève wu ñetti fan di ko wéyal la ñuy sàkku moom mooy ñaari agent yi nga xam ne ñu ngi ci loxol yoon ñu bàyyi leen ñaari agent yooyee sax tey ji ñu amaat ñetteeli retour de parquet naka noonu itam njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo ci lorule suñu reporter dem na seeti leen ci ab reportage bu tiis ñoom ñooñee li ñuy xamle mooy leen rek la ñuy sàkku mooy na yoon def liggéeyam ci mbir mi ñu doon ko xaarandi tey jii ci réew mi gannaaw ab mission boo xam ne ndam la ca am ca réewu Soudan Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass ajjuma la war a dellu siwaat fii ci réew mi ginnaaw ay jafe-jafe tey jii ci volam ngir jaar ci espace aérien bu Mali moom xalif général bu Fayda Tijaaniya jamono yi mu nga kon ca réewu Niger ca Niamey foofe la nar a fanaan suñu rubrique bonne feuille tey jii ñu jagleel ko téere bi nga xam ne Mamadou Gaye moom moo ko xaatim duppee ko Serigne Sambay parcours d'un moudjahid maanaam kookee nga xamante ne moom mooy jàmbaaru Serigne Touba ji jaar-jaaram loolee la xaatim ci ab téere mbokk yi kon ponk yaa ngi noonu bu ngeen taaxirloo ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci seen télévision Futur Média lu jëm ci wàllu criminalité maanaam faat bakkan yi naka noonu itam délinquance police ci rapport 2021 mu xamal ne ci réew mi lu ni mel dafa wàññeeku ndaxte téeméer boo jël wàññeeku na ñaar ñu toftal mu teg ca leneen nag mu di wàllu jëfandikoo drogue gi ci réew mi police ne loolee dafa gën a yokk ci atum 2021 ci réew mi lañ ca gën a seetlu nag moom mooy jëfandikoo li ñu duppee chanvre indien rapport gi tey jii lañ ko fësal ci teewaayu Alassane Ba. toxum yamba ji mu ngi gën a takkarnaase fii ci Sénégal région bu Thiès jiitu ci wàllum consommation région de Kolda topp ci jël ñaareelu place bi Dakar door a ñëw ay nationalité yu bëri nag ñu ngi bokk ci trafic de drogue bi waaye sénégalais yi ñoo ci ëpp. li nga xamante ni jàpp nañ ni moom moo gën a waral. xeetu sineebar bi ñuy wax yàmba gën a bari dafa am lu ñuy woowee maanaam mbayum yàmba dafa gën a dañoo seetlu ne ci yenn parti wu ci réew mi mbay mi dafa gën a am solo loolu nag ay pexe ñu ngi ko ci def jaarale ko ci direction bii ma tudd léegi ngir mën a gën a xeex loolu. ci rapport préannuel bi ñu jébbal taskatu xabaar yi tey ci suba ci école de police direction opérationnelle yi ay poñ lañ ci jukki ci lu jëm ci wàllum xeex li nga xamante ni moom mooy criminalité ak délinquance am na wàññeeku gi ñu constaté téeméer boo jël ñaari ak lu teg buñ ko méngaleeg atub 2020 lu toll ci 22 422 infractions la ñu nemmeeku lu toll ci 15 189 ay nit yu ñu déféré. dañu seetlu ni. infraction wala ñaawteef yi jëm ci wàllu wuruj ak wàllu nax nit jël alalam mooy infraction yi ci ëpp solo. gis nañ ni yeneen infraction yi nga xamante ni am na solo te mu bari lool ba xaw a sax jéggi dayoo mooy infraction yi nga xamante ni nit yi ñu ngi koy def te jaarale ko ci way xarala yi. ci 2021 plus de 1510 personnes jàpp nañ leen ci ay infraction constaté nañ ko ci internet ñu jàpp ci presque lu jege 477 personnes yoo xamante ni déféré nañ leen ci juridiction yi. 2021 itam jàpp nañ ne yokkute am na ci lu jëm ci wàllum accident matériel yi 2,56% ci lu jëm ci accident corporel yi 2,51% waaye gis nañ ne accident mortel yi wàññeeku na mooy faatu gi ñuy nemmeeku ci tali yi mën nañ jàpp ne lu toll ci 1 372 sénégalais jot nañ dugg ci réew mi étranger yi toll ci 1 10 286 lu jëm ci mbëkk mi lu ñu nemmeeku ñeenti gaal képp ñoo jot a teer ca île Canaries buñ ko méngaleek atub 2020 ñeent fukk ak ñett la woon.
Alassane Ba beneen xabaar bu tukkee ci police soxal mbiru passeport yi juróomi at bu ko weesoo da nga war a dem yeesal document gu ni mel wante police nee na fii ak njeextalu atum 2022 dinañ yokk diir gi yóbbu ko ci fukki at ka ko xamle di porte parole national bu police di commissaire Mohamed Gueye leneen lam ca teg mu ne ci ay bés yi di ñëw dinañu ubbi itam yeneen commissariat yu bees ci région bu Linguère Nioro ak itam Koungheul ak Bignona leneen loo xamante ne itam àdduna ci mu soxal justice populaire gi maanaam askan bi nga xamante ne jamono ji dañuy fajal seen bopp rawatina bu ñu gisee agresseur wala sàcc ñu teewlu ko ay kàddoom Alassane Ba moo ko taataan. mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ni dëkk bu am ay règle la ñuy jàpp nit di fajal suñu bopp loolu yoon daf koy tere donc ñu ngi encourager encore une fois population bi yépp ñu gën a bàyyi xel police gën a collaborer ak police parce que loolu aussi c'est important. li leen di aar yéen a koy def li leen di aar yéen da ngeen ci am wàll bu am solo donc su ngeen gisee naka sudul noonu wala loo xamante ni mën na indi jafe-jafe ci wàllu sécurité bu leen xaar numéro yi nga xamante ni numéro dénonciation la muy 17 mën ngeen di ko utiliser gën nañ ko liggéeyaat ba nga xamante ni foo ci woote commissariat bi la gën a jege dina ñëw def intervention bi ba li nga xamante ni ñu ngi ko ci ragal ci wàllu sécurité loolu lépp du ci am donc. Entre autres perspectives pour l'année 2022, nous pouvons noter augmentation de la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans. hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ñaari agent yi nga xamante ne ñoom ba léegi ñu ngi woon kon ci loxol yoon jàpp leen ne tey ji itam retour de parquet la ñu mujj amaat mu di ñetteeli retour de parquet gannaaw bi ñu demee foofee kon ca tribunal bu Thiès foofee la ñuy desandi ca hôpital googe ndaxte loxo yi jamono ji dañu ko banque service yëpp daanaka ràpp lañ ko def li ko waral di agent santé yi personnel ga dañoo soobu ci ab grève bu ñetti fan di ko wéyal tey ji nag kii di directrice su hôpital ba moom li mu xamle moo nay dinañu jëmmal ab cellule de crise naka noonu ngir liggéey gi gën a mën a tàmbalewaat ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Cheikh Anta Diop. daanaka fii ci l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane benn fajkat ak liggéeykat ci l'hôpital bi dikkul fii daanaka service yu ci bëri dañ leen a tëj yenn waa kër docteur ñoo fi nekk di taxawu urgence yi directrice bu hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh nee na ñi ngi defi pexe ngir crise bi nga xamante ni moom la ñuy dund ñu am luñ ci joyanti ba l'hôpital bi teguwaat ci yoon. te am na cellule de crise bu ñu teg ñu ngi dajaloo di daje di xaar di xool nu ñuy def pour revenir à nos activités dellusiwaat si liñ doon def parce que mënul ñàkk ala kulli aal bu lii weesoo dañ war a continuer à fonctionner parce que hôpital mission mooy faj. donc pour faj nag il faut ñu réorganiser waat toog waxtaanat xool nañ la ñuy def ba yëf yi tegwaat ci raay bi loolu daal la ñu bëgg ñu ngi ci. loolee tax nag ay partenaires jóg nag doon dimbali l'hôpital bi nee nañ ñu war a taxawu lañ fondation maternité solidaire dikkoon nag fii ci l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh doon leen jox ay jumtukaay jëmale ko ci maternité bi. indiwaale suñu jàll à madame Badiane la directrice générale de l'hôpital kenn ku nekk ca li nga tollool nga def ko. dina tax mbir mu oyof lal la am ay table de chevet am na sax table d'accouchement. les hôpitaux publics wax dëgg yàlla ñi ngi góorgóorlu waaye am na lu des kenn ku nekk nag li nga mën na nga ca jàpp pour que wax dëgg yàlla changement yi ñu bëgg ci secteur bi de façon positive ñu def ko pour que santé bi def yeneen bon. tey jii moom mooy ñaareel fanu grève waa kër docteur yi di ko dagge Tivaouane jàpp Mboro Mexe Thiès benn waa kër docteur liggéeyul ba tax na ñoom sax dañoo xëyaat ñëw fii ci buntu tribunal grande instance bu Thiès ngir jàppale seen ñaari naataangoo yi nga xamante ne dañ leen a teg loxo. Cheikh Anta Diop tiis wi foo ko nat weesu na fa ci njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo lorule fukk ak benn tout tànk ñàkk fa seen bakkan sunuy reporter doxantu dem seeti ci njaboot yooyu ca Tiwaawan ak ca Ndut ñoom ñooñee nag ba jamono ji ñu ngi nekk ci tiis te leen rek la ñuy sàkku yoon def liggéeyam ci mbir mi reportage bu daw yaram Cheikh Diop Yaaya Diallo ànd ci. Seynabou Thiaw mënut a fàtte jéey ji nga xam ne amoon na fi ay rongoñam di dal ci dënnam saa su nekk muy fàttaliku lu ni mel ginnaaw bi mu ñàkkee doomam boo xamante ni juróom-ñeenti fan képp dong la daal di am ñu tuddoon ko ba noppi Mouhamed la doon wuyoo ginnaaw ay fan te jéey ji amoon ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy diwaan bu Tivaouane Seynabou
ci quartier Ndut lañu ko fekk. tëj ay xale yu ndaw xale yu innocent yoo xam ay appareil tiim leen seen lépp ay appareil la appareil tiim leen courant di ko doxal ak leneen tey ñoom ñu war leen a mën a tëj dem ak xel mu dal ba lii xew jiyee bi am ba xale yëpp dee ji te kenn ñëw pour sauver leen ce qui veut dire que kenn neew fa woon. waaw li ma ci gën a métti rek mooy li ma wax rek négligence yi am ci hôpital yi ndax may wax ne booy dem boo waree dem visite ngay commencé di am lu la metti ngay commencé di am stress ba ni ngay looloo accoucher sama xol ko àttan woon. ginnaaw Tivaouane ñu jàll Kébémer Ndande Fall egsi fi nga xam ne moom moo di Boussoura Mar fii itam ñu fekk fi beneen waajur woo xamante ni dafa ñàkk doomam ginnaaw lu manqué ñaari ay bés ñu ñëw fekk ñu amal sarax si ba noppi. tey jile njaboot gépp nga xam ne nag daal nañu ñàkk seen ak tout tànk ci wàll wi dañu bëgg du dara dul yoon daal di def liggéeyam ci wàll wi. ay xale ndaw lakk ci lu mel noonu metti na waaye damay xam ne rek yàlla moo ko dogal. nan nga ko yëgee ak fan la fekk. man dafa fekkoon may waaj a tëdd sax ci laa dégg ñu ni pédiatrie mi ngi lakk ci laa génn coow li bari foofu ñu ni fi xale yi nekkoon moo lakk. avant ñu ma koy wax xam naa loolu ndax dañ ma fi xale yi nekkoon mi ngi lakk ci laa xam ni kon ci la bokk. nan laay def sa doom lakk na kay xam nga ni metti na kon ko wax kay metti na dañ sant yàlla rek ci moom lañ jóge ci lañ dellu. fukk ak benn ci ay tuutànk yoo xamante ni daal nañuy génn àddina ci anam bu doy waar mu di lakk-lakk yi nga xam ne moom moo amoon ci bile ko docteur mu doon loo xamante ni waajur yi le duñu ko fàtte bépp sénégalais itam du mës a fàtte li nga xam ne moom moo fi xewoon. Cheikh Diop ci samay kàddu groupe Futur Média di wéy di massawu njaboot yooyu nga xam ne loru lenañ ci gannaaw kon jëye jooju nga xam ne moo taxoon sax ñu tekki ndombol tànkam docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal di koy wuutu moom Abdoulaye Diouf Sarr ak kon jëwrin ju bees ji tey jii la ñu jokkonte lenge ya ca biir cérémonie bi nag docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom xamle na ne lii di bilan wu Abdoulaye Diouf Sarr moom responsabilité mu nga ca leneen loo xamante ne itam yëkki na ko mu di solo si nga xamante ne accueil bi war na koo am ci hôpitaux yi te loolee lu am maanaa la ci fajum patient yi cérémonie gi Marème Ndiaye moom moo ko teewee woon. cérémonie bu bëri émotion tey ci ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram gi passation service ci diggante ñaari ministres yi marqué na lool ña fa teewoon ministre bu yees bi nag jàpp na ni moom it am na wàllu bu am solo ci bilangu ñi ko jiitu. mais lépp lu ñu def maa ngi ci biir li prédécesseur am def maa ngi ci biir ñii ñëw ëllëg la ñuy def ba mu fi jógee maa ngi ci biir parce que tant que jëluma position boobu man du ma mun a dem de l'avant. Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñu wérgu yaram gi 2017 ba 2022 mu ngi fàttali professionnalisme docteur Ndiaye tey wax personnel bi mu jàppale ko ngir mu am ndam ci liggéey bi. Le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye est un médecin, un cadre de très haut niveau, dont les compétences. J'invite l'ensemble du personnel à l'accompagner, à lui manifester la plus grande loyauté. ministre bu yees bi dellu si na ci dalal bu mucc ay bu ñu war a dalal ñi feebar ci bërëbu fajukaay yi. on nous disait à la faculté de médecine on vous demande. ñi feebar bu ñu ñëwee ci bërëbu fajukaay yi li ñu soxla mooy ku dalal seen xel ku leen teeru teeru bu mucc ayib boo seetloo jamono yii loolu dafa xaw a gàll goose moo tax Sénégalais yu bëri kontaanuñu lool ci bërëbu fajukaay yi. ci fàttali Abdoulaye Diouf Sarr dindi nañ ko ci bopp ministre bi yor wérgu yaram bi teg fa docteur Marie Khemesse Ndiaye nekkoon fa directrice générale de la santé publique.
ba tey ci kër docteur la ñuy desandi jubali ba Ourossogui ca centre bu néonatologie bu hôpital régional ga foofee nag dafa doon maternité gi daanaka ab sàll boo xamante ne mucc ayib gi des na naka noonu fukk ak ñetti lal képp ñoom ñoo fa nekk ngir benn infirmière boo xamante ne moom dong moom mooy saytu tout tànk yi suñu reporter doxantu na ba ca bërëb ba wante foofee liggéeykat ya ne ci ab njàqare la ñu nekk bu ñu gisee bâtiment bi màggetaayam naka noonu itam branchement électrique yi ne ñu jàpp ne saay su ne mën na jur musiba Ali Bandel ña ab salle bu màgget ci l'hôpital bu màgget la ñu transformé dëbal ko soppi mu nekk service néonatologie nekk itam bu gën a mag ci diwaanu Matam gannaaw màggetaayu hôpital bi nga xam ne ci atum 77 lañ ko tabax équipement yañ fa fekk ak branchement électrique yi fukki lal ak ñett dong la gaa ñi yore ngir kon sauver liiru feebar yi wala prématuré yi te sax benn infirmier sax moo fay fanaan. Selebe yoon foo xamante ne nii daanaka ñu bari fii la ñuy dajee loolu moo tax képp ku fi am malade muy poste santé yi muy centre santé yi ñu si bari fii la ñuy faral di andi seeni malade fi mu toll nii si biir néonatologie bi daanaka 13 lits lañ am yu adapté maintenant am nañ si les possibilités yokk lal yi dem ba 18 lal léegi dañuy obligé di jël ay berceau yu ndaw teg ko si diggu salle bi pour mun a jël yeneen bébé. couveuse yi may gis nii. waaw couveuse la boo xamante ne benn société de la place moo ñu ko mayoon. yeneen ñaar yi ay. waaw ay manuel lañu donc dañ koy régler manuellement ayoo ko taalee da ngay obligé di ñëw di vérifier waat. donc fii vous êtes obligé ngeen am toujours nit mu nekk fii di surveiller. il faut mu am chaque fois nit buy surveiller. fi mu toll nii 6 jours 2 jours on a 3 infirmières yuy fonctionner 2 jours ak 2 infirmières yuy garde. mais service la boo xamante ne du néonatologie rek moo fi division. ci service néo bu hôpital bu Ourossogui ñi nga xamante ni ñoom lañ fay fekk ñu fay liggéey njombe ge xew ca Tivaouane mu ngi leen di traumatiser ci seen biir bopp nde jàpp nañ ñi màggetaay geeg équipement yi fa nekk mu ngi leen di tere nelaw bu baax a baax. imaginez-vous 15 ba 18 bébés ci benn salle moom kese mu war leen a nampal mu war leen defal traitement dafay xaw a métti donc renforcer en ressources humaines loolu laa bëgg a wax surtout. renforcer en équipement aussi et gëstuwaat peut-être les normes de sécurité dans l'hôpital parce que hôpital comme ni ma la ko waxee hôpital la moo xam te ne dafa xaw a yàgg. justement on lance un appel vraiment à l'État pour que vraiment ñu jàppale ñu ci côté boobu noonu. ca service néo bu l'hôpital bu Ourossogui nekk unique centre de référence région bu Matam benn pàcc département bu Podor département bu Bakel ba sax ca Mauritanie ñeenti couveuse yu automatique yañ fa fekk sax xamal nañ ñu ne benn fondation benn banque moo leen ko jagleel la mu waral interpellation bi ñuy jagleel ki nga xamante ni moo la ñu tabb yees mu nekk ministre de la santé. tey jii lañ ko doon xaarandi ci ndakaaru gannaaw ab mission bi nga xamante ne ndam la ci am foofee ca réewu Soudan moom Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass di xalif général Fayda Tidianiya kon ëllëg la nar a ñëw ci réew mi mu di ajjuma ñu teewlu ay kàddoom mu ngi ko yëkkatee fële ca Niamey ca Niger. bisimilah asalaamaaleykum mbokk yi bëggoon nañoo agsi tey ànd ak yéen kontaan ci bés bi wante yàlla dogal na ay dogalam ba tax duñ mën a ñëw tey waaye incha allah suba incha allah dinañ fi ci jàmm yal na yàlla fay nañ seen taxawaay kontaan nañ bu baax bëggoon nañoo ñëw ñëpp ñu àggale kontaante gi waaye nii la yàlla ba ca aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ne foofu la waroon wàcc ay junni doomu aadama ñoom ñoo fa ñëwoon ngir teeru ko seen kàddu liñ ci seetlu benn la ñëpp di rafetlu tànk jàmm yi nga xamante ne kilifa diine gi mu ngi ko doon amal ci réewu Soudan ñu teewlu seen kàddu di sa Prera moom moo ko taataan. comme li ma ko waxee rek mooy ñi nga xam ne tey ji mooy institution yi gën a mag si lañ lajji donc doomu Sénégal boobu noonu di Saalum di doomu Sénégal di doomu Afrique dem lijjanti ko kon kooku buy ñëw war na waa Sénégal ñëpp jóg le président de la République et son gouvernement ñoom ñëpp ñu jóg ñëw wane na ko li nga def rëy na sagu l'islam la sagu diine gi la sagu tariqa tijaan la mais surtout sagu faydu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu jërëjëf bi nga xamante ni def na ko fële Darfour réunir lu toll ci 50 tribus yi nga xamante ni des dizaines d'années ñu ngi xeexoo di rayante pas plus tard que weeru koor bi rek ay centaines de morts moom mu ñëw
en quelques jours tout simplement rassembler leen teg leen ci yoon ba ñëpp joxante loxo teg ngànnaay yi nekk ci jàmm wala dundu yàlla dundu jàmm véritablement du ñu def lenn lu dul sant yàlla waaye gërëm ko moom tamit. ndam bii nii du guléet lu yàgg am la soldat daana dem ci àll ñu bëgg ko rey ñu gis photo Baye Niassam ñu bàyyi ko nit daan na génn ñu laaj la Serigne Touba ñu bàyyi la nga dem nit daan na génn ñu ne la Maam Maodo Malick ñu may la yére Sénégal moo amoo dayoo boobu noonu. liggéey la boo xam ne liggéey gënu koo màgg ndax yàlla dafay wax ci alxuraan ne képp ku dundal bakkan dafa mel ni àddina yëpp nit ñëpp nga dundal képp ku faat bakkan dafa mel ni ñëpp nga faat lii nag nga xam ne ay faat bakkan daf ci doon am mu dem dox ci ba jàmm am loolu dañuy jàpp ne kon ñëpp la dundal. bokk na ci xabaar yi ba tey assemblée générale bi nga xam ne marchand ambulant yu Petersen amal nañ ko tey ji doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo leen tënk ndaje boobu ñu ngi ko amal ci teewaayu sous-préfet bu Dakar ñoom marchand ambulant yi li ñu bëgg moom mooy ab site de recasement moom sous-préfet bu Dakar jàpp ne loolee lu yoon la lu yenu maanaa la ba tax na war nañu xool kéem kàttan nu ñuy def ba wutal leen ab site de recasement Fatou Bintou Konté Pape Sangone Mbaye. lii nga xam ne moom moo di BRT bi di bus rapide transit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di marchand ambulant yi Petersen ñoom yëf yi ñoom la gën a gàll bu fekkee ni sax jamono ji ñu ci bëri ci ñoom nguur gi daf leen faa yëkkati. te yàlla def na ñun nekk secteur bi nga xam ne moo gën a impacté ci yëf yi te kenn mësul wax ak ñun ci loolu lu ñu am rek mooy jékki-jékki rek ñu dal suñ kaw sakaasa suñu alal yëkkati ñu. boobu ba tey nekk ci ay jafe-jafe bokk na ci yenn problème yi ay lakk yi nga xam ne boo xoolee ci marché bi boobu ba léegi ma nga fay am. façon lakk bu nekk am na fa façon divertissement bu nekk am na fa façon yëkkati boo xelaa rek am nañ ko fa. loolu nag gis nga tey dañoo bëgg loolu jeex. ngir nag ut saafara ci lii nga xam ne moom la ñuy dund ñoom marchand ambulant yooyu nag ñu amaloon tey ab benn assemblée générale lii nga xam ne moom moo di seen i jafe-jafe ñu mën ci waxtaan. lal ci kaw tali sa bakkan nekk ci xottu gerte sa maçon nekk ci xottu gerte man bu fekkente ne maa ngi xeex loola à la limite ñoom lay dimbali ma sama bopp donc moo tax ma ne leen tant que télé bi ñu ngi koy bàyyi amul problème. tey nag la yàlla dogal. ñu jàpp ne war nañu mën a waxtaan seen biir organiser wu de telle sorte que ñu xam ñaata lañu ñu poser seen i problème ñu am cadre de concertation bu ñu am en permanence comme ça bu problème amee ñu wéccee xalaat. pour solution nag mën a am ñoom marchand ambulant yi fi mu toll nii lenn rek la ñuy laaj ñu di site de recasement. nañ ñu recenser ambulant yi dañoo bokk ci réew mi nañ ñu recenser waxtaan ak ñun laajuñ financement laajuñ dara am nañ benn site boo xam ne en face Petersen la te dafay jaay te ñun waxuñ leen ni ñu may ñu ko. nañ ñu ko jënd defal ñu ko garanti ñu fay ko bu doon 20 milliards ñun danañ ko fay. ay site nag disponible na ki nga xam ne moom moo di sous-préfet de Dakar moom moo ko xamle wante faaw balaa ñu leen koy jox ñoom ñi di marchand ambulant yooyu ñu organisé wu ci seen biir. am na benn site boo xam te ne ëpp na 1000 places déjà Aliou Ndoye ministre Aliou Ndoye maire Plateau ma ngi koy tabax foofa am na yeneen sites yoo xam te ne président mi ngi koy prévoir Diamniadio am na yeneen sites yoo xam te ne tey ñu ngi un peu partout à Dakar mais loolu yëpp organisation la en fonction ci disponibilité. xeex bi ñu jëmale ci wàllu mbalit mi rawatina insécurité fële ca plage bu Sendou ña fa yeewoo ànd ak municipalité bi ñoom ñoo amal ab set setal bu mag ca plage bu Sendou ba lañ ca jublu mooy defar barab ba mu mucc ayib ba ku ko gis am yéene dem fa laata nag ñu fay jëmmal lii di port ba nekk fa fee ca Sendou Abdou Diouf Diagne. Sendou bëgg a delluwaat doon dëkk bi nga xam ne nag touristes yi dañu fay ñëw wante nag loolu ngir mu antu faawu nag plage bi nga xam ne dañ fay faral di ñëw ñu daal di fay jële mbalit mi nga xam ne nag dafa nekk opération bu mag nag la mairie ba daal di amal ngir daal di def lu ni mel la. képp koo nga xamante ne setoo doo am santé képp koo xam ne wéeroo kii setoo amoo hygiène tam doo am santé. Sendou bu baaxee ñu ñëpp la baaxal ku ne xam na ne barki Demba Ndiaye taw na fi jàkk ji nii ku doon ñëw benn taw bu ko tawee doo am foo jaar mais ku gis jàkk ji xam na ne bi ñu ñëwee benn ndox gisoo ko mu taxaw foofu. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk ñëpp joxante loxo nag daal di jàppale équipe bu bees bi nag ci yéene ji nga xam ne am nañu ko ñoom ñi la nag ñu jàpp ne seen njariñ képp moom moo ci nekk. Sendou dëkk tricentenaire la dëkk mool la ñu am benn potentiel bu rëy ndax du dëkk yëpp ñooy fait face à l'océan Atlantique ñu jaanoo ak géej. ñu am fi ñaari avantage ndax Sendou am na port bu fi installé mooy le port
vraquier minéralier de Sendou. maire bi nga xam ne nag dafa bàyyi xel lool wàllu cet ak kell ci biir commune boobu nag daal di xamle tamit ne dina def lépp lu mu man ngir daal di tere mbalit mi nga xam ne ñenn ci askan wi dañuy faral dem nag di ko tuur ci plage bi. agsi nañ ci suñu rubrique bonne feuille de la rédaction ni ma leen ko junjee ci ndorteel li tey ji téere Mamadou Gaye mu duppee ko Serigne Sambaye parcours de Moudjahid moom la ñuy waxtaane mu di ab production littéraire boo xamante ne moom auteur bi lim ci tënk moom mooy jaar-jaaru jàmbaaru Serigne Touba googe di Serigne Sambaye Ibou Diouf. téere bi ñu mool bokk ci li ñu duppee essai mu jagleel ko Serigne Sambaye di kilifa diine boroom xam-xam bu mag nekkoon fi tamit ko xamante ne yëngu na bu baax a baax ci lépp luy jëmale diine islam ca kanam. maanaam jaar-jaaru nit ku doon xeex ngir ngëm doon xeex ngir fexe ba jullit ñi gëm seen borom ak kenn koo xamante si nii dafa yeesal diine maanaam dafay yeesalaat jàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam. ñu xaaj ko juróomi pàcc ci loolee nag boo ko liiree di nga ci gis lépp li nga xamante ne def na ko ci diine islam. téere bi liñ ci dëxëñ mooy dundam ni mu ganee àdduna fi mu jàngee fi mu jaar waaye nekkoon na professeur d'université nekkoon na imam nekkoon na borom kër nekkoon na koo xam si ni ku doon taxaw umma islamique bi la. Mamadou Gaye mbi bind téere bi nag ne lii moom dëkk jagleel ñi nga xamante ne ñooy jullit yi ak itam ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu recherche. bi ma dikkee ci jamono bi nga xamante si ni nekkoon naa ndongo université di jàng. yoroon ay téere yoo xam ni suñ benn nijaay taalibe Serigne Sam moo ko traduire woon maanaam conférence Serigne Sam de traduire woon ci français fan nekkoon nag dafa jàng ñuy jox ay texte français ñu koy traduire ci anglais ñu yoroon yooyu di ko liir di ci liifantu di ko jéem ban demee benn yoon vacances suñ dëkk kokki suñu waajur bu góor gis ko ni ma kat lii kat boo ko bëggee def bu fekkee soxal na la yittil na la demal ci sëñ maam Cheikh mi xalifa sëñ Saam nga wax ko nga wax ko it sa nijaay Pape Sall ndax moom la sëñ Saam santoon liggéey bi. liggéey boobee mu sumboon ko ci jamono yi mu nekkee université loolu rek ñëwaat ci gis-gisu kilifa gi ci lépp lu aju ci wàllu xam-xam nekkinu askan bi tamit. te Sénégal la nekk te sëñ Saam soxla nañu xam dundam ak jaar-jaaram moo tax 2014 lan tàmbale woon liggéey bi di ci gëstu di ko taalif jël sunu temps moo tax tey 2022 nga xam si ni mooy marqué le centenaire de sa naissance ñu daat ko ciy génne. téere bi ñu ko publier rek ci jamono ji ñuy waajal li nga xamante ne mooy centenaire juddu kii di Serigne Sambaye atum 1922 jàpp 2022 bindikat bi di Mamadou Sarr gis ne lii lu yàgg la. waaye dañu jàpp ne rek lu amoon solo la ndax Serigne Sambaye kilifa bu ñu ràññee woon la. mu ngoog yemook fi ñuy yëkkatee ëttu wi ci xabaaru wolof yi yeneen xabaar ci kàllaamay nasaraan nees kiis ngeen ànd ci ak Chérif Diouf di leen jaajëfal ci teewlu bi.